ok allo allo. alhamdulilah alhamdulilah. asalaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam sëñ bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax mën nga wax ne yow yaa njëkk ci àddina am na 30 quelque ans yaa njëkk ci àddina koo mos a wax moo mos a woo ci réseaux sociaux wala télé. loolu laa woowee Italie. ok ok xam nga benn point rek laa bëgg nga waxal ma àddina bi yëpp. waaw ak képp ak bépp waay bokk. mooy nit ñi bàyyi xel ne ñi yaakaar man fi ma bokk yàlla xam na ko du ma ko wax ci réseaux sociaux waaye amul kenn ku ma jàppale maa la gën dama jàpp ne ñu jëj benn lañ. kenn ku ne da nga am sa gën-gën ko topp ko. dëgg la waaye amul benn yoon bu nga xam ne nii dama jàpp ne amul benn yoon bu nga xam ne nii dafa jàngale ne boo dajee ak bu ñu jàppee ne kooku wax loolu xaj na dafa ko wax dafa yow bu ñu ko mën di jàppee rek amul benn yoon bu leen sant ak droit ak yoonu diine bi ak droit ak l'homme ak yëpp bu sant nit ki. nga onjekuwaat pour dem tey ko won ko ne ko dama la ëpp doole. wala dama gën a bëri wala da nga wax tukki yi tey dama la bëgg a jàngal waxal leen ci gaa yi wax ci télé yëpp kenn du ko wax waaye amul kenn ku nga xam ne nii mosul taxaw ci télé bi baarikat yëpp nag laa la wax ñu baal ma ak ci mu ma jël parce que ñoom ñooñuy jàngal ci diine. ku mën a ñëwee taxaw jël exemple ci mu yónent bi doon yore ay soxnaam. ma ñu ko jël ci exemple bu benn sëriñ. boo taxawoon ci télé ne man yónent bi da doon defal lii Fatima da doon defee ay soxnaam mu jël ko ci benn sëriñ wala ci benn yoon rek balaa ngay wàcc télé bi ñu dagg sa baat te foog naa ne loolu jaru ko parce que nit ñooñu yàlla ñoom lañ ci doon def kenn ku ne xam ne ne ak ñii liñ talag si ñuy seen xel dem ñooñu sax ñoom ñi ñu topp mag ñu doon topp amuñu woon jot boobu. tubaab bi def na lu lekk ci kooku te mosul amul dafa ñëw ne baal naa ñëpp yaakaar naa kooku kenn jëlu koo kawe si yoon wi moom mi lu nekk ñu def ko lu ne muy oñeeku ne baal naa ñëpp xam nga nit ku nekk dafa am xalaatam nu muy waxee. nit ku nekk dafa am luñ gëm ne loolu moo xañ na loolu mooy tax xelam kontaan. su nekkee si sa biir ci sa mbokk xam nga bu boobaa li ma xalaat mooy balaa ngay dem ci rey parce que foofu bu fa àggee rek dafay jeex te warul jeex man li may wàccee sa vidéo ak am na benn kii sant terre ak vidéo Assane soo xoolee suma Facebook ba dafa taalibu sëñ Saliou laa fa def. dëgg la mais li ma bëgg a wax ci rek mooy buñ gaaw a andi benn réew mi jiw dafa nag am nañ ko rey. waaw parce que bu ñu waxee nañ ko rey rek soxna si xam naa wax nañ ci côté bu nga xam ne nii génn nañ ci tànk diine génn na daal ci diine yëpp génn nañ ci yoon lu nit war a def it nañ ko yóbbu ci yoon. yoon atte yaakaar naa loolu moo gën a yomb nañ ko rey daal mais ñëpp bàyyi loolu jàpp ma nañ ko rey moom xalaat. merci beaucoup merci. waaw parce que kenn warul rey kenn yàlla moo war a rey parce que yàlla mën na kenn ku ne bañ a sàkk sa morom fekkee loolu kon bu rey man rek mu taw muy keneen lépp lu waay defati ci àddina waxuma parce que man du ma waxee benn réew ñun ñëpp xam nañu Afrique moom yàlla ma yàlla baal suñu réew wax mbirum Afrique dafay nekk boo xool ci àddina bi ñeenti continent yi am ko kenn mënul wax parce que ñun foofu lañ jógee parce que kenn du xas boppam fu xas Afrique xas ko waaye kenn ku ne xam ne la fa ne ëpp na waar yaa ngi dégg mais nag réew moom lu waay def nañ teg rey ak nu mu ko defee nañ teg rey tey àtte ci yoon xool su waa ji amee dëgg nañ ko jox dëggam su amul dëgg ñu xool ki mu joteel ñu jox ko dëgg yaakaar naa moo gën a yomb pour rey dem rey nit parce que bu ñu koy tàkk te xew man jëriñu ma dara xaw ma ko xam naa loolu mais wallaahi azim nit ku gaañu te xaw ma ko dara def ba naqari waxatuma nit ku gaañoo ko ñu war ko fexe dem rey ak ñu tëb da war a toll yaakaar naa ne bëri na jëf yu bëri ci arafat yoo xam ne nañ ko rey. waaw nañ ko dóor am na ci nañ ko yar nañ ko jàngal. waaw léegi sëñ bi haut-parleur yi dafa ëpp trop. haut-parleur yi dafay dafa xaw a kawe. mais message bi am na solo defe naa ni quand même déglu nañ ko maa ngi lay remercier bu baax dégg nga di la remercier et puis di la wax ku ci nekk fa nga nekk rek nañu liggéey pour benn Sénégal boo xam ni vraiment ku ci nekk da ciy gis boppam doomu baadoolo bi doomu nappkat bi doomu wuude bi doomu dawalkatu charrette bi ak doomu ministre bi am les mêmes chances devant les opportunités qu'offre cette république. Il ne faut pas que dëkk bi nit ñi balaa nga mën a tekki day fekk nga fomp ay dàll wala ngay tëye ay valise wala ngay nangu promotion canapé
lépp na dépendre ci mérite ak compétence loolu moo tax ñuy xeex loolu mooy suñu sens combat maintenant l'insulte ku ma xam ni ku ñu xam ni que insulte nekkul loo xam ni même Assane Diouf yarewuñu ko ku xam waa kër Assane Diouf boo déggee Assane Diouf nu muy waxee baatam sax nga xam ni taalibe la te puis loolu du jikkoom mais dafa am un moment combat bi dañoo toll ba foo xam ni dañu toll sës dafa mel ni nit ñi dañoo sës yaa ngi dégg dañoo sës donc moom mu mujjee choisir en fait maa ngi koy doon wax ay samay xarit ci réseaux sociaux yi toujours dañ may wax lan moo tax sa poste yi nit ñi di la déglu ma leen parce que sénégalais pour que mu déglu la da nga koy choqué man loolu dama ko xam ci réseaux sociaux yi ma jàng ko il faut choquer le sénégalais ma defal leen cours communication pour ñi nga xam ne surtout ñi ñàkk buzz ñi bëgg buzz ci réseaux sociaux yi xam ne dañuy obligé balaa ñu am nit il faut ñu wax Françoise Hélène Gaye pour que nit ñi ñëw seetaan leen bala Assane Diouf léegi ñu boole ci aussi Assane Diouf dans les sénégalais il faut les provoquer il faut que ñu pousser leen à ce que ñu jël position par rapport à une situation pour que ñu réagir parce que en général dañuy bàyyandiku dañu ne yàlla baax na yi da ngay sonal sa bopp mais am na foo am na looy poser débat bi loolu moo tax loolu la Assane comprendre loolu moo tax mu dugal loolu moo tax mu demee noonu comprendre nga loolu moo tax mu demee noonu man Yaay Fall doom la mën a nekk ci man defe naa ne musuma gis musuma toog ak Yaay Fall à part téléphone laa wax ak moom te lu baax laa ko wax dama ko conseiller donc falaa yi mun a yem ak moom donc leneen ak leneen mënuma ko seet moom jomb naa man di fenal sama doomu aadama jomb naa di fexeel doomu aadama lu bon parce que di fexeel doomu aadama lu bon mun nga ko cee jiitu te loolu man dama am expérience boobu may ma yokkale foofu tuuti rek xam nga li ñuy sonnal mooy dañ dul waxtaan suñu biir parce que waxtaan suñu biir moo mën a tax nga xam man maay kat parce que mënu ma la di romb rek xam nga mun maa atti si li may doxee wala li may sol parce que lu ma neex sol fekk sama xol la ca nekk sa romb na sa xol benn point ñaareel bi ma bëggoon nga wax adduna bi yëpp ñu wax ko mooy kenn nit koo xam ne nii ñeme naa taxaw Sénégal taxaw si télé dama la jox benn misaal bu gàtt ne bi ci wàllum sëy yi nga xam ne ñun ñëpp xam ne africain xam nañ ko léegi li yonent bi doon sëyee ay jabaram mu buggee woon ay jabaram mu jël benn sëy wala benn ne diwdee daan na sëy ak soxnaam du wàcc escalier lay ko te pourtant Rasul ay kenn génn ko na nit yi ñun am kenn ku tege dafa am lu ngay am affaire bi xaj na moom xaj na loolu la dekk anam mais pour que andi ko wala li muy def nekku la du manière rey wala yàq kër parce que tey yàq na kër affaire këram su ma romb naa sax di waatul mais tey guddi bii tey da nga toroxal benn xel toog bu nga xam ne ci lay fanaan ndax amul fu fanaan xam nga loolu tam yaakaar naa ne du lu rafet ak lu mën nit mën di def ak lu nit mën di def ci àddina lañ koy àtte ci dal xam nga xam ne nit la rek sa mbokk la parce que affaire magam wax na ko sànq dafa juum magam aussi sëñ bi waaw nekku doon Afrique benn réew la nekkoon buñ demee ba réew moom dañ ko jël ko fi dëkk kon dañ ko andil ay baayam andil ko ay yaayam andil ko ay jërbaatam andil ko ay rakam su ñëwee doon nit ku nekkoon feneen ñëwaat ak lu mu mën di ñëwee rek buñ xëyee rek defee ñi tam àdduna bi yëpp gis ne ñi lay defee ci kawam yaakaar naa ne loolu damay tar ko man daal lenn laa bëgg a wax sëñ bi maa ngi lay remercier bu baax ñu continuer dugal yeneen auditeurs yi sa kii am na solo nee naa leen sama mbokk imam yeeg ñi am xam-xam catholique yeeg labbe yi képp koo xam ni yenn saa yi xam nga vous êtes les invités parce que li ñuy def nii dañuy jubanti jikko yi xam nga nañ jubanti jikko yi ñun ñëpp man ak keneen ak keneen nañ jubanti jikko yi parce que aussi ñoo fekk man xam nga sëñ bi jërëjëf waaw bàyyil ma dugal ñeneen waaw mun nga ma woo ci suuf mag yow ñu waxtaan di masawu nag xolal man xam nga ok non man baat boobu rek man baati rey bi rek man wax ji dara juruma ci lu mooy baati dem attaqué nit ñi pour jël ba kanam loolu rek mais su dul loolu man ama ci problème ak keneen bu nga toj xamoo ñaata at la nit dajale dugal fa njabootam tey xam nga su kenn bu guddee kenn ku ne day tëdd néegam yow xaj na xele yooyu wala ñooñu nga xam ne nii day jigéen fanaan ci biti tey man naqaru naa ko loolu laa naqaru gaa nag lépp lu ñu def man
lépp lu ma nit mën naa laa jégal ndax man xam naa ne du ma dara bon laa comme nit ñi dañ may jégal man maa ngi jéem a jégal nit ñi. jërëjëf sëñ bi jërëjëf maa ngi jégalu ñëpp di baalu ñu waaw. ok ciao ciao ciao. man xam nga li ma métti Assane ni mu gëmee ni mu nekkee murit ak ni mu gëmee sëñ Touba ñu koy jaxase ak ay mbokki muritam te lépp ci ay journaliste la lépp ci ay journaliste même bu fekkee ni juum na ko murit lijjanti seeni biir mais ay ñeneen ñu bokkul ci ñoom ak ñuy mbubboo kii ñooy ñëw di utiliser ay murit pour que ñuy xeex seen biir man daal vraiment man xëy na dama gëj Sénégal parce que yenn soxor yi man mënuma ko comprendre vas-y asalaamaaleykum Alain. asalaamaaleykum magistrat Alain na nga def. wan lool alhamdulilah sant yàlla xanaa di lay masaw rek di lay masaw métti na lool wante bëgg a wax ak àdduna gis naa ñu lay seetaan bëri nañu wante wax leen ni man du ma musulman benn waaye nee naa leen suma benn côté droite bi chrétienne la beneen côté bi musulman la ndaxte bañ naa ba man mii sax damay lire Coran gis nga wax leen suñu maam yi lu ñu liggéey ci suñu réew pour wax leen dëgg man démb rek maa ngi doon di déglu Assane saagawul porte parole lu Touba comme ni ñu ko expliqué noonu. Alain nañu wax man maa déglu baax man dama la ñaan. voilà xoolal loolu taxoon ma coupé waa ji sànq. yow maag yow a yem. non déglu ma maag yow a bokk problème am na loo xam ne gis naa ko xam naa ko te doo ko comprendre ko. bul dugg foofu xoolal waxal ci affaire bi. non dama dugg foofu. waxal s'il te plaît bul wax sax ci affaire boobu ñoom ñuy wax. affaire boobu bu ko laal waxal ci affaire wu jàpp bi. ak yooyu parce que ëllëg dañ ciy am problème. man jàpp bi. ëllëg dañ ciy am problème. Hélène please. na sa xol sedd man jàpp bi mun ma ko woowee sax jàpp déglu naa sànq frère am moom tamit noonu la mënee gisee mbir bi mais bu ma gisee tamit nit ku nekk en situation de danger xëy na noonu lañ ko mën a doxalee tamit peut-être man de loolu mooy suma gis-gis mais nag pour wax dëgg tamit nii lu ñu wax ci moom dégg naa bu mu waxee côté Tivaouane dégg naa bu mu waxee Touba mais waxu fa benn saaga wax dëgg nag bu nga xamante ne boobu la yàlla jox Assane boobu la Sénégal mënut a dangu wax di yëpp foofu la il faut ñu nangu dëgg bi bu ñu nangul dëgg bi nag ñun ñëpp ay naafeek lañu ay fenkat lañu du ñuy wax kat dëgg mais man Assane lu mu wax dëgg yàlla dafa mel ni sax man la ko doon di wax di may yedd ci yi nga xamante ne xëy na ëllëg bu ma ci tàllooy tamit ma mun ko éviter corruption mu ñu fépp ci église bi corruption mu ci biir Pape François ñaata évêque la fi nekk di leen di tëj ci biir kaso mais ñu waxante dëgg donc bu ñu amee kenn ku nga xamante ni yàlla may na ko doole bu nga xamante ne joxe sax bakkanam ngir wax dëgg mais la moo tax ñu koy bañ. déggoo ma de déggoo ma mon frère xoolal manipulation la est-ce que mën ngeen comprendre ngeen xam ne la chose a été manipulée pour jox ko benn allure léegi ñun ñooy xeex pour que manipulation boobu bañ a jàll looloo tax ma toog fii. ñu bëgg a comprendre dinañ comprendre ñu bëggul comprendre tamit seen affaire la gis naa ñi nag la ñu nekkee di demander seen message yooyu man nee naa ku bëgg a andi jàmm. Kepson kii dafa juum Kepson Maro bu dee mën lay defaan dafa xamul ni que yow mag yow tu es ma sœur tu es ma petite sœur bu leen defante Maro Sarr Kepson c'est ma petite sœur chaque jour ma wax ak moom. chaque jour ma wax ak moom nañu defar Sénégal nañu defar Sénégal ñun ñëpp a bokk. voilà nañu defar Sénégal Maro Sarr Kepson sama sœur la donc yéen yaa leen bokk camp dégg ngeen. voilà. si sa maa ngi lay nuyu parce que gis naa ni ñii ñi tamit bëgg nañu dugg. waaw d'accord waaye nag nañu ñaan yàlla ba yàlla won ñu ban mooy yoonu dëgg. waaye man de Assane de fu mu nekk nii moom laa jox dëgg. voilà pour wax dëgg moom laa jox dëgg parce que dafa gis lu nga xamante ne injuste la ci suñu Sénégal mu ngi koy wax ñii ñi d'accord ñu parce que dañuy naan saaga mais ka ma bëgg a dégg saagam na nga déglu saagam mais ku bëgg a déglu tamit dëgg bi nga déglu dëgg bi jeex na. Merci beaucoup. Ok, c'est ça. Merci. Yeah. Merci, au revoir. Allez, maman.
man mënuma sax jël les appels correctement mënuma jël appel yi maa ngi jégalu il faut que may rejeter appel yi pour mu mën a dugg baal leen ma ba ma duggaat ma mën a woo nit ñi may leen ma dugg ci ligne bi ma mën a woote waaw asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw maaleykum salaam Tata, j'ai insisté avant d'y entrer quand même. Aujourd'hui, c'était serré. Ouais. Je ne sais pas si tu me reconnais ou pas, mais j'ai l'habitude d'appeler si c'est vrai. c'est pas nerveux. Voilà. Donc, man dama bëggoon participer si débat bi. Waaw, yaa ngi ci biir. Tata, man, je suis une jeune fille, je vis en France. Et gis nga Assane Diouf lu mu wax man murit laa. Si murit laa juddu ci la màggee si lañ ma nampatal. Je peux dire sama moitié côté yaay murit la te Daaru Minam laa dëkk biir Touba. Gis nga Assane lu mu wax c'est ce que tout le monde pense tout haut. Assane li mu wax en fait c'est comme dire ce que tout le monde pense tout bas Assane l'a dit tout haut. Gis nga murit yi nañu bàyyi seen naa fekk bi ñu nekkee man je suis murit et j'ose le dire. Tata, laisse-moi terminer. En fait, c'est pertinent ce que je vais dire. I know, tu es très pertinent, mais pèse les mots parce que... S'il te plaît, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Ok. Je veux juste dire quelque chose. Ok, c'est ma Sëñ Maam Mor Mbacke. Sëñ Maam Mor Mourtala. Kuy baayam Serigne Mourtala. Sëñ Bassir Abdou Khadir kuy baayam Serigne Abdou Khadir Mbacke. Et pourtant Serigne Maam Mor Mbacke bu mu jotee ak Cheikh Béthio États-Unis taalibe yi dañoo jug wax lu mel ne xame wax ko sëñ Mamor te boobu murit yi juguñu wax ci quoi que ce soit léegi nag Assane Diouf jugu wax lii mais li mu wax dafa nekk dëgg pire Assane li mu wax c'est vrai te képp kuy murit war nga xam ne Assane Diouf li mu wax c'est vrai ku ko nanguwul naa fekk pire nga parce que waxul benn yoon Assane waxul benn yoon saagawul benn yoon nañ waxante dëgg ndax yàlla dëgg la bëgg Assane Diouf manquéwul kenn respect Assane Diouf saagawul kenn Assane Diouf li mu wax mooy nit ki liggéeyul nit ki deful dara kon fan lay jëlee milliardam yii mais ku dem Gédé xam la fa sëñ Bass kër gam fa am ku dem si TV si corniche Dakar bii xam la fa sëñ Bass am ku dem héliport xam la fa sëñ Bass am kër yu mel ne château mu am ko fa te amul benn bien boo amul benn liggéey boo xam ne war na ko mën a may loolu ay xewlu sëñ Touba la loolu la yaay fa mais gis nga Tata qu'on se dise la vérité nañu avancer ma puce Serigne Bass avant moom mu doon xalifa avant moom mu doon xalifa kenn xamu ko woon bi mu doonee xalifa ba pare la ko Abdoulaye Wade may kër gu waaye yow gis nga ñun dañoo judd ci biir Touba xam la fa xew xam la fay dox kon nag buñ ñu wax loo Assane dafa am ci dong Assane dafa nekk gor pire ko jàpp gor te murid pire la gis nga Assane li mu wax dafa waxaaleel murid yëpp Assane Diouf gis nga Serigne Bass Abdou Khadre chaque mois de mai mu ngi France fu muy nekk Monaco li ma lay wax j'ai des preuves je vis en France qu'on se dise la vérité dañuy dox ci maayu muriti ñun suñu maam yi dañoo liggéey Serigne Touba man dara man ko pire laa suñu maam yi dañoo liggéeyal Serigne Touba ba am ngërëmu Serigne Touba kon nag bu ñu jéem a yëyloo suñu nopp yi ñun ay murit pire lañu kenn bu ñu ñoo nekk ay murit pire lañu bu ñu gisee suñu maam yi bu ëllëg gisee yow ma xiyaam bu ñu si dañuy siggi ba ci kaw la ñuy def mais problème bi mooy qu'on se dise la vérité fi mu toll nii ku waxul ci réseaux sociaux yi damay jigéen rek te nekk xale mënumaa wane sama bopp ndax am na
dama bokk dama bokk fu rëy mais Assane Diouf li mu wax fi mu taj li mu naan fi mu wax foo fooy xasan ci jamono ji ñu toll nag fi mu wax koo fooy xasan je suis jeune ok merci donc man foofu laa yem parce que instant bi xol laay waxee te li ma xam bari na lool te je suis jeune nag li ma wax li ma xam moo bari mais dama ko koy yemal foofu jërëjëf Tata Hélène je suis vraiment contente de toi te li ma lay wax chaque jour rek le chien aboie la caravane passe yow Sénégal nga nekkal te on est fier de toi te on est fier de Assane Diouf moi je suis Assane Diouf dëgg la voilà loolu laa am si lu may wax merci beaucoup merci may leen moo Ndiouga Nayel après ma ñëw woote ñi ci ligne bi voilà gars yi donc di nuyu donc suñu mbokk yi di rappeler ñi door a jël live bi en cours di wax ni ñi door a jël live bi en cours que dañoo nekk di wax I'm okay baby you go play I'm okay I'm fine please sama doom yi moom ñoom de dafay mel ni ñoom dañoo bokk ci kii bi dañoo bokk ci Fatima ma gis naa ni da ngeen ma dugal ci groupe seen groupe yooyu yow ak Aboubacar Aboubacar frère am moom en fait dafa yàgg APR la bokk yàgg na ci dafa doon nëbbu mais Aboubacar li ma yow ci sa kii bi de bu ma ko génnee del continuer rek del continuer c'est dommage Allemagne nga nekk Modou Galsen Auslandsbehörde Auslandsamt man Allemagne laa jàngee signaler sa photo sa profil sa WhatsApp allemand yi sa fañ la nekk noonu ci camp boobu wane sa famille xam nga keroog yónnee naa la sa photo famille sa yaay sa waa kër yépp danga foogoon ni pour par hasard la dama dem jël def ay recherche sa profil génne say photo jël preuve yi wane ni yépp que tu es sénégalais Fatouma Linda may ma rappeler la Aboubacar man Françoise du ma caaxaan de ma wax la message bu leer yónnee naa la ko dafa mel ni comprendre sama message yow yaa ngi nekk ci camp réfugié dangaa signaler que doo sénégalais beneen nationalité nga signalé man j'ai récupéré toutes les preuves yi wane ni Aboubacar yow sénégalais nga gis nga Allemagne xam nga nan lay doxee man mi sax woo nañ ma si Alioune Ndiaye xam na ko bu baax ñi dëkk Allemagne xam nañu bu baax gis nga yow bu ñu lay defal audition dañuy xool sa provenance pour que ñu xool ndax am nga chance ñu bàyyi la ci camp réfugié te yow man j'ai toutes les preuves que tu es sénégalais j'ai les audios fi nga wax ak man wax wolof allemand rek laa xam Auslandsbehörde buñ la fa yóbboo yow ak toutes ces preuves quand ba nga nekk dañ leen ne coppet génne la fu mu munti nekk nag surtout que yaa ngi am jot di xeex di saaga fii nii nekk du côté de Macky Sall munoo wax ni que réfugié politique nga munoo wax ni réfugié nga parce que da nga jógee dëkk bu am guerre munoo kii muusoo ba ngay foo ak Françoise Hélène Gaye nga xam ne lakk nga laal nga teg nga sa loxo ci xal j'ai toutes les preuves dugg surtout Auslandsbehörde Allemagne laa jàngee dugg surtout Auslandsbehörde def signalation joxe say tous les éléments que j'ai say participation ci live dinaa la jël léegi ma sœur ma nièce di dugal say éléments yëpp Auslandsbehörde foo munti nekk Allemagne quand boo munti nekk dinañ la retracer bu nekkee dangaa génn dem France dañ la retracer en France tu as un numéro de France mais tu es dans un cas allemand jógaguma ci yow parce que nee naa la man bëgguma di def lu bon bëgguma di def lu ñaaw sa frère bi gagné prix wu Macky Sall ba sax jël naa ay affaire am sa frère bi def un truc là un concours de Macky Sall gagné ko pour prouver que tu es sénégalais j'ai tout
récupérer na nga continuer di dof-doflu sama kaw dama bëgg nga régler Aboubacry man Allemagne laa jàngee allemand laa sëyaloon je connais bien l'Allemagne Ausländerbehörde du caaxaan te yow takk la génne la Allemagne naa xoolal loolu la ñu gën a yàkkamti ci àddina parce que Allemagne benn centime sax bu muy dépenser ci doomu aadama dafay dis ci moom parce que ñoom xamuñu ay jëfu caaxaan te da nga leen fen sa cas sa dossier ci boppam mooy yàqu te ci lan ci nekk di servir Macky Sall di fen te yow yaa ngi ne dina nekk das ist richtig te xoolal dama am nag ay élément Allemagne sama bu ma naree sax tàyyal su ma leen koy yónnee day gaaw sama ex jëkkër sama xarit la ba tey ma xam ay ñu nekk Ausländerbehörde Berlin non dinaa dugal Fatima bàyyi leen ma woo Ndiouga moo nekkoon en ligne may wax ba mu coupé Aboubacry yow rek am intérêt toog ne tàcc parce que bu ñu jógee ci yow di nga ñibbi Sénégal premier Condor xam na Condor mu ngi dem ba léegi oui maaleykum salaam parce que Condor laa doon dugg ñu fay dugal ña ñuy rapatrier oui Ndiouga mon frère comment vas-tu? Ça va bien Françoise gis nga maa ngi lay remercier d'abord di la nuyu bu baax di la encourager merci parce que man tey dama am lu ma metti trop parce que il s'agit de mon peuple parce que boo xoolee ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam nga tey jii nii ñun xawma ndax ñun ay nit la ñuy jaamu wala ñun yàlla la ñuy jaamu wala man comprendre tuma Sénégal lan moo ko xew Sénégal ay nit ñu ngi fa bu fekkee dañ ne Assane li muy def dafa bon ay nit ñu ngi fa ñuy def lu gën a bon li Assane di def te kenn waxu ko xale yi jigéen ñu ngi ci mbedd bi di jagatu lépp nit ñaa ngi koy gis sëriñu tariyaax yaa ngi mbubboo lu nekk di violer ay xale yu jigéen mais doo gis benn kilifa mu intervenir suñu problème li mu gën a doon moom mooy que ni que ñun on a un président irresponsable te lii yëpp moo ko créé nag lii lépp moom moo ko créé parce que boo xoolee dafay manipuler suñu kilifa yi Macky Sall dafa fowe suñu kilifa diine yi man loolu moom ma metti ñun Touba rek la ñu am Tivaouane rek la ñu am mais boo xoolee ni ñu leen di manipuler mais lii lan moo ko jar àddina jarul lii Macky Sall am benn deuxième mandat jar na lii andi Sénégal problème boo xam ne nit ñëpp a ngi wax problème yi confusion kenn xamatul fan ngay taxaw mais lii booy dem ba jiite dëkk da nga koy diriger ci loo xam ne lu rafet mais jiite dëkk ci loo xam ne yow ay xuloo rek nga bëgg Macky Sall ba mu ñëwee ba nekk ñi ñaa ngi dee jaxase Sénégal yëpp kenn xamul nit ñi di xuloo di lekkante you know xuloo chaque jour lekkante chaque jour mais lii lan la yow président benn dëkk yow nga war a boole nit ñi xoolal li mu fi créé rek léegi yow bureau boo dugg nit ñaa ngi seetlu ndax kii Diallo la sant wala Thiaw wala couleur la wala lan te Macky Sall Babacar Ndiaye daal ay ree la way dafa bëgg a yàq suñu dëkk nit ñi dañu war a conscient xam nga keroog rek ñoo ngi wax ma la bloqué sax lay bàyyi ak say preuve lu tax doo ko génne ko lan laa la doon wax ba nga ne ma non man thème boobu noonu du ma ci pitié de toi nekkul ni que par exemple xam nga Assane ni mu abordé son sujet là ni mu abordé rek moom moo baaxul mais man Assane dégguma ko mu saaga benn sëriñ nañ waxante dëgg man Tivaouane mën naa wax ni Tivaouane laa dëkk sama papa Tëngéej la dëkk sama yaay maamam yëpp Tivaouane lañ dëkk sama maam yëpp ñu ngi ci suul ñu ngi ñu denc fële ci armeelu Cànd ku dëkk Tivaouane boo déggee armeelu Cànd di nga xam ne kii Tivaouane la dëkk. ok Fatima Linda excuse-moi mon frère garde la ligne. mais da ngay gis ne xam nga da ngay gis ne tey ñun xamuñu lan moo ñu dal man kenn gënuma bëgg waa Tivaouane. waa Tivaouane laay nooyee mais nit ki bu fekkee da nga am une vérité boo xam ne en face continuer dafay yàq Sénégal yëpp mais da nga koy wax politiciens yi ils n'ont pas le droit depuis mun naa wax ni sax depuis un siècle mais ñu ngi topp di manipuler suñu sëriñ yëpp lan moo tax bu ñu bëggee seen politique nañ ko politique te dindi si suñu sëriñ yi
xaalis bi ñuy jël di ko dem di ko jox sëriñ yi xaalis boobu c'est l'argent du contribuable ñoom dañuy wala ñu dem woyaani bitim réew yóbbu turu Sénégal indi xaalis dem jël ko def ko lu leen neex jël ko di ko jox ay sëriñ wala ñu koy jox xaw ma fan lañ koy yóbbu te hôpitaux yi amuñu sax terrain bu ñu pikiire nit ñi feebar mais Sénégal nit ñi foog ñu delloo si seen xel. fii kenn manqué wu fi di respect kenn. Sénégal ñun ñoo sëriñ yi mën nañ jàpp ni sëriñ yi suñu patrimoine ñun sëriñ yi suñu ay patrimoine lañ dañ leen war a conserver protéger leen mais politiciens yi yàq nañu xelu sëriñ si nekk Sénégal yépp ndax lan ut nguur boo xam ne léegi mu jeex nga dem bàyyi ko ñi fi jaar ñëpp gis nga leen ñun nekkuñu di concurrence ak waa Touba man bokk sama bopp personnellement li ma xam ci Tivaouane Serigne Mbaye Sy man dama ko estimer dama lay wax rek benn anecdote xam nga imaginez man dama fekke benn jour mu ñëw Italie benn gàmm mu dugg ci benn oto pour ñu dem xam nga ñu dem ba ci yàgg oto bi crevé xam nga mu wàcc ci suuf taxaw xam nga bi mu wàccee taxaw mu am suñu beneen gaañ bu yore beneen oto ñëw bëgg ko dugal ci oto boobu yóbbu ko mais dafa bañ mu ni ku mu àndaloon comme que nag ki mu àndaloon dafa crevé moom day taxaw foofu mu xaar ko pour te dire xoolal mu taxaw ci wetu autoroute bi xam nga loolu simplicité la loolu modestie la parce que ñu bëri comprendre ñu Serigne Mbaye Sy mooy la xam nga mais problème bi moom mooy que suñu politiciens yi ñoo mayul suñu mag ñi jàmm nañ leen may jàmm ak salaam ñu mën a wérd li ñuy wérd jublu ci affaire Sénégal dañ leen di influencer ba sëriñ si comprendre ñu niñ leen di influencer xoola par exemple gàmmu wala màggal xoola organisation bi am bu sëriñ si boole woon ak gouvernement ñu délégué ay nit yoo xam ne doomu sëriñ si lañ wala ay intellectuels yoo xam ne ci sëriñ si lañ nekk ñuy wax ak ñoom organisation bi am ci màggal gi ak ci gàmmu bi bu amoon Sénégal kon Sénégal développé na bu yàgg lan moo tax màggal ak gàmmu rek mooy dem lan moo tax loolu bu màggal amee nga gis ne y a une très bonne organisation bu gàmmu amee nga gis ne y a une très bonne organisation lan moo tax Sénégal mënuñu booloo elle a commencé depuis waa Tivaouane ak waa Touba xam nga tu vois que ne y a un problème le problème c'est Macky Sall ces politiciens là man xaw ma yan façon nit lañ xaw ma ay dëmm lañ xaw ma ay nooxoor lañ parce que li ñuy def nii c'est trop ñun suñu mag ñu baax ñi rek la ñu am Mame Seydi Hadj Malick c'est le plus grand intellectuel de l'Af Maam Borom Touba xoolal li mu liggéey yëpp ku dem ba ñu tuddee la Xaadimu Rasuul xam nga ni liggéey nga mais ñun waa Sénégal bu ñu royoon ci ñooñu kon du ñu juum kon Sénégal développé na mais dañu teg li mag ñi liggéey fële jaar suñu yoonu bopp waaw il faut avoir le courage de le dire Assane saagawul kenn li mu wax ñëpp déglu nañ ko yaay faal boobu noonu moom mooy seytaane mooy naafeq keroog àllaaxira dina toog jàkkaarloog boromam xam ni moom wax ji moom moo ko fomenté nit ki lu mu metti bu la àddina jaral ay wor ak ay naafeq ak jaxase ay nit bu ñu reyoon Assane démb moom mooy responsable lan moo ko fi jar yow nga nekk xale bu jigéen juddoo góor yow lan ngay laaj bay ut koy faral ak kodul faral doo toog jàpp ci li nga war a def uti jëkkër sëy mais man dama comprendre man léegi Sénégal ñun nit ñi yare woon sax man dama xamatul léegi xammee suma waa Sénégal duñu kaas lu ñu war a kaas Sénégal mu ngi mel ne dëkk boo xam ne mbalit la dëgg la xam nga dëkk boo xam ne mbalit la amul kenn kuy jóg yéene sa morom jàmm mais pour lan xoolal nit yi journalistes yi mais ñooñu duñu ay journalistes Sénégal xoolal journalistes yi manipuler information bi pour dugal Assane Diouf ci problème journalistes yooyu yàlla dina leen àtteeg Assane yàlla dina leen àtteeg Assane ku nekk génne sa affiche di wax lu bon mais nit ki yow boo ko xamalee lu bon su duraa ko loolu la sëriñ si di wax chaque jour mais nga xamal nit ki lu bon di naan da nga koy jéem a weer war a ngay aggraver situation te lii yëpp Macky Sall la lii yëpp nag Macky Sall la non mais loolu kay lii yëpp Macky Sall la loolu kenn waxatu ko Macky Sall fi mu jaar ba am pouvoir bi boo gisee la même chose li Assane di dénigré moom loolu moom moo ko njëkkee Sénégal moo ñu ko jàngal xam nga léegi nag mu dem ba toog ci kaw bëgg a diviser ñu suñu population la bëgg a diviser jël tukulóor yi di leen jox man Angleterre fii Manchester laa voté ay paawu tukulóor rek nga fa doon gis ak ay maire tukulóor yoo xam ne normalement war ñu am temps di ñëw foofu xamuñu sax lu ñuy voté
benn booy tukulóor taxaw ci buntu bi di leen won naan leen xoola bulletin bii nii nga war a jël bulletin bi nga war a jël loolu yëpp c'est à cause de Macky Sall ñun Sénégal ñun ñëpp benn lañ amul joolaa amul mandinka amul njaago amul olof amul kenn ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal Macky Sall li nga bëgg a diviser Sénégal baalu ñu la ko tey baalu ñu la ko ëllëg yàlla na la ko yàlla won ci barke Seydi Hadj Malick waaw parce que da nga bëgg a yàq suñu dëkk suñu mag ñi nga manqué leen de respect yow nga ñëw ba gàmmu Tiwaawoon amoo dara looy wax ngay wax deuxième mandat ak ay waxu yu kenn xamul ñun deuxième mandat daf ñu intérêt gàmmu Tiwaawoon bu jotee dañu war a siggil maam Seydi Hadj Malick ndax liggéey bu mag bu mu liggéey kenn nekk foofu di wax ay affaire politique ñun suñu Sénégal moo la gën a xam lépp Yaay Fall moom Yaay Fall du ma wax sal di ko waxal Yaay Fall dinaa wax moom wax li ma doon dégg ngay wax ak moom man waxtaan ak moom mi ngi dégg Yaay Fall dafa comprendre Assane de waxatuma woon te ñeneen ñi nag am na ñu nekk ci gannaaw looloo leen neex que ñu gis Assane ak Yaay Fall non te pour lan ñuy war pour lan waxoon naa ko nee naa ko bëggatuma nag lu ma la waxoon bëggatuma ko dee fa di ko wax mi ngi ci tur yi métti woon na man maa taxaw wax ko xaalu ko nag ba pare nag bëggatum nag delluwaat ci yu mel noonu maanu boppam parce que adduna bi koo fi waxal lu bon am nañ say bagage de am nañ say bagage de yi am nañ say bagage Yaay Fall non xale la du ma ci wax dara nag du ma ci wax sàllaay laaj ñu naan xam nga Sénégal moom dañuy ko jaxase dañ naan François moo ko jaxase muy wax déedéet mais man su ma ko paree yow man dinaa dugg live dinaa leer parce que xam naa ñun ñëpp ay victime lañu ñun ñëpp ay victime lañu man victime laa yow victime nga Yaay Fall victime la même ka ñuy jox xaalis muy jaxase réseaux sociaux yi victime la te xamu ko donc man du ma noonu ak ñoo xam ne nag ñoo ma yem situation nañu continuer di saaga di wax mais grawul bés dina jot dëgg dina feeñ parce que dëgg du moroomu fen tôt ou tard dëgg bi dina feeñ ñëpp teg ci seen bët Modou maa ngi ñëw gàttal kii bi dugal yenn Sali Diop ma woo Sali Diop woo Malika après yow nga dugg live ñu continuer kii bi Aïcha Kandé dugalal gaay Aïcha Kandé bu dee dama la bloqué dama def accident démb bloqué la I don't know mais gis naa la yaa ngi dugg léegi merci ma sœur Modou donc Yaay Fall yi waxal Yaay Fall na ma woo Yaay Fall waxal na ma woo non bëggoon naa ko dugal sax mais gars yi dañuy wax ni que dañuy ragal mu dinaa waxtaan ak moom ci suuf après dinañu xool ni ñuy defaree yëf yi daal parce que ñun ñëpp ku ci gaañu doomu Sénégal ak gaañu daf may métti xam nga bu doon sama sago tey malentendu yu yëpp ñu génne ko di la maasawu tamit lu ñu bokk di la maasawu xam naa ni fi mu toll ci yow fa la toll ci ñëpp fa la toll ci yow dëgg la di la maasawu ndax xam naa ne yow moom yow comme yow nañu jiital bu métti amee yow nañu mën a jàkkaarloo na la ñu ngi lay maasawu di la gërëm di la sant te di la wax ne xoolal ñu ngi sa gannaaw démb bërki démb te tey dañuy gën a continuer nekk sa gannaaw chaque jour nag duñ ko bàyyi duñ teggee dëgg la chaque jour jërëjëf ma sœur merci jërëjëf Assane yàlla na fi yàgg sëwal amin jërëjëf Sali après ma woo Modou Fallou Lo maa ngi ñëw woo la kooku benn Baye Fall la moom tam Fallou maa ngi lay woo may ma woo Sali de maa ngi ma woo Sister Sali moom itam kii la wax lu tax mu naan mënuma appelé Sister Sali jigéenu Assane Diouf la mu ngi fii New York xaaral ma woo ko après ma delluwaat woo Malika waaw sama téléphone bi de su may woote mu ne ma mënuma woote Sali woo ma Sali maa ngi leen di jéggalu kii woote Canada yéen ñëpp bëgg naa leen dugal mais aussi il faut ma dugal Malika il faut ma dugal Sali parce que aussi jege nañu Assane te xëy na am na yu ñu mën a defal complément d'information lii daal je suis un peu fatiguée je commence à damay dugal rapidement ñooñu Sali ak Malika parce que Malika aussi moom laa bëgg mu tëjee waxtaanu tey bi mu wax autorité yi mu xëy na am na message yu mu bëgg a jàllale gars yi maa ngi leen di jéggalu bu baax yëf yi moom mënuñu ko mënul kii daal may leen ma dugal Mambamba kii actuellement Sali lay woo Sali maa ngi jéggalu oui ça va Sambalo wax nga dëgg merci beaucoup Sister Sali
asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu ah di la masawu bu baax a baax maa ngi ñëw dem toppatoo sama jëkkër wax nga dëgg dinaa dem donc Sali maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la masawu bu baax a baax ci situation bi di la jox la parole pour que nga contribuer aux informations ak au débat tey. ma ne ko maa ngi lay fay yow tamit di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu. waaw ñu ngi lay fay sister. doole rek mooy du courage laa la mën a wax parce que combat bi metti na trop te yow ñëpp xamee nañ la ak Assane. waaw ba mu mettee ba léegi yaa ngi jàpp. dëgg la. waaw bul mës a découragé te bul mës a bàyyi man loolu rek laa lay conseillé. dëgg la. waaw wax bi dina metti trop nag. fi mu nekk nii noonu yi dinañ jóg lu leen neex la ñuy wax. mais bul déglu. dëgg la. waa Assane lu war a dal ci jëwam bi ala kulli kenn mënu ci dara. suñu borom moo bindoon lii ci des fanam. Assane nit ku baax la. Assane lu baax rek la ma mës a wax ci yow. ba man la présenté ba léegi regretté wu ma ko man mi la xam. man Assane mu ma pousse yow ma ñëw jege la. jërëjëf. Assane toogul ba saaga benn chef religieux ci biir dëkk bi. Assane dafa joxe laay fam pour askan bi. Assane di fay pour askan bi. dëgg la. ñun dañu war a jóg takk suñu ndigg dimbali Assane taxawu ci gannaaw. dëgg la. waaw man moom maa ngi sa gannaaw moo ma la dénk. kon ni ma la dénkee noonu laa lay téye. man du courage rek laa la mën a wax. merci ñuy wax nag bàyyi leen ñu wax jarul sax ngay tontu. dëgg la amoo pour wax amoo pour tontu. si sa lépp dina baax incha allah. incha allah. Assane nit ku baax la. Assane ku gëm sëñ Touba la. kon yal na ko sëñ Touba fay xolam. amiin amiin te man mu waaw wóor yal na ma ko sunu borom ma xam yal na ko sëñ Touba fay xolam. je peux témoigner de ça. fi dara loo xam ne lu ñaaw la. defu fi loolu dara loo xam ne lu ñaaw la. loolu de yow mën naa ko tamit muy seede même chose. mën naa ko rek seede. ngay def ci Assane ba lii yëpp di la ci fekk. ku war a wax ku warul wax. lan mooy catholique lan mooy muslim lan mooy jullit ak catholique mooy lan. ñun ñëpp ci kenn rek la ñuy dellu mooy suñu borom. dëgg la. tekk ak sa gëm-gëm li nga gëm. chrétien bi tay na ci jullit bi lu bëri. jullit li muy def chrétien sax am na ñoo xam ne tey yow sa xol bu rafet bi nga yore am na jullit bu taxaw yor xol bu ñuul di ko wane. kon nañu bàyyi wax bi combat bi fi mu nekk nii ci sa dafa jot nañu jóg jàppale suñu frère. lu ñu mën ci def nañu jóg. contacté naa maître El Hadj Diouf mais jotuma ko mais incha allah rabi boo paree show bi dinañ wax. d'accord sister. d'accord c'est du courage rek laa la mën a sant loolu rek laa lay wax du courage. merci à toi aussi ba ci kanam. du ñu mës a bàyyi du ñu mës a bàyyi. incha allah c'est un combat de te principe. taalibe mi Baay Faal yi Yaay Faal yi ñëpp a ngi taxawu pour moom. dëgg la. waaw li ñu def yëfu gouvernement la. yëfu gouvernement la bu kenn waxu ay affaire murit wala lii ak laa. affaire bi yëfu gouvernement la lii dañ koo xeex pour daaneel Assane. Assane du mës a daanu. dëgg la du daanu parce que dafa am ñaanu waajur. dëgg la. Assane nitu nit la. Assane doful dina jàpp ko. ñiy wax naan Assane dafa réew dafa dof parce que dañuy jaawale nit kiy wax dëgg ak ki nga xam ne dafa réew. dëgg la. Assane réewul Assane doful. Assane moo gën a wér man mii di wax ak yow moo ma gën a wér. ma xam loolu man mii moo ma gën a wër te ku laaj sama waa kër tey dañu ne Hélène dafa dof ku laaj samay mbokk tey dañu ne Hélène dafa dof ci diggante bi parce que koo xam ni dafa amoon fulla nekk ci ay mbiram toog di wax Sénégal foo ko fekk topp di wax Assane Diouf mënuñu ko comprendre c'est la même chose famille Assane mënuñu comprendre xeexu Assane parce que loolu yàlla dugalu ko si ñoom ku ci nekk da nga nekk en mission sur cette terre ñenn ñi ci leneen la ñu nekk en mission. dëgg la Assane lii mooy mission nañ ko boobu. lii mooy mission xalaatuma buy waxtaan ak Assane sax. yeggali ko. c'est un intellectuel c'est un mouride. man maa xam Assane. mouride. Assane gëm sëñ Touba. sëñ Touba bëgg waa kër sëñ Touba. man loolu mun naa ko seede parce que loolu lay wax ak moom chaque jour saa yu ñu waxee. ci loolu yu mel noonu la ñuy wax donc loolu mun naa ko témoigner. te sama digganteeg sama borom laay ci seet sama digganteeg yàlla. te li may wax loo xam ne la dëgg la je suis désolée nag que may wax loo xam ne neexul nit ñi bu doon seen sago ah
bu doon sa sago lu ñaaw lay wax mais mënuma wax lu ñaaw parce que mënuma ko seedeel lu ñaaw donc loolu laa mën a wax daal li ma ko xamal dëggu ak gëm lu mu wax sëñ Touba la wax lu muy wax daf may ne gëmal yàlla man sama wax ak moom day ne su may tiit sax mu ne ma xanaa gëmoo yàlla gëmoo yàlla loolu rek lay wax chaque fois loolu rek lay wax loolu rek lay wax à chaque fois di ko nit ñi wonee nag dans la presse sénégalaise ak li mu mel réellement c'est diamétralement opposé Facebook taxul ma xam Assane fii taxul ma xam ko man dama nekkoon ak Assane fii New York ñu vivre lu bëre man ak moom kon tey bu ma jëlee nitam ne ma Sali téyal ma diw dina naa ko téye fukki loxo ak juróom kon lépp lu ñu décidé ñun ñu ngi sa gannaaw loo wax noonu la jërëjëf waaw wax nañ tey ci suba Assane ni ma woo ay vers 1h la ñu wax 1h heure New York ñu wax man ak moom rapidement ak situation bi fi jàll ma ne ko démb nelawuñu toute la nuit nelawuma man ak Malika nii lañ nekkee ci téléphone bi di wax all night dëgg la waaw mi ne ma sama téléphone moo déchargé mënuma leen def benn signe ci laa woo maam Balla ma dalal nu mu tudd xelu nu mu tudd Malika ne ko ana Assane mi ngi si jàmm et tout mais ci guddi gi xam naa dafa am appel Sali xaritu Assane Diouf la moom lañ doon waxtaanal affaire bi dafa coupé yaa ngi fi allo Sali maa ngi fi sister ok ñu ngi lay dégg ko bi ma woowee Mame Balla ma ne ko mégal show nga xool ndax Assane mi ngi ci néegam mi ne ma mi ngi ci néegam Assane bi muy yeewoo la jël téléphone am woo ma ne ko ndax yaa ngi si jàmm mi ne ma maa ngi si jàmm dara jotuma ci la ñu wax rapidement mu coupé téléphone am après la ma Balla woo heure timis ñu arrêté ko dik arrêté ko mais Assane reyul nit Françoise Assane deful lu bon ba tax ñu war ko arrêté nañ waxante dëgg lan la Assane def Assane saagawul kenn ku mu neex demal YouTube wala nga taay li mu wax show bi mu defoon ba ci démb dara du fi effacé wu Hélène waaw mais si ça man daal sama wax du bëri li may wax rek mooy du courage parce que affaire baa ngi nii di nga dégg lu la neex ak lu la naqadi di ko dégg mais muñal loolu rek laa la wax merci beaucoup merci waaw muñal du courage ñoo bokk combat bi de dëgg la man duma mës a teggi sama loxo inchallah ok sister love you too bye. Merci Sali donc depuis New York moom muy jigéen ci Assane di sëram ma bëgg a woo Maguette Tall mu ngi doon essayer woote sànq ngeen jéggal ma je suis un peu au bout du rouleau là un peu fatiguée je vais être obligée Canada may ma woo Maguette Tall après ma woo la am na kuy wootee di insister Canada su ma wooyee après dinaa dem woo Fallulo aussi Baye Fall la murid la apparemment ni ma gisee tur bi c'est quelqu'un boo xam ne aussi ci murid yi la bokk Maguette love you baby na nga def sister dama raté sa appel sànq maa ngi jéggalu léegi yaa ngi en direct waaw dafa xawoon xat léegi maa ngi lay jox rapidement la parole sister nga contribuer ci débat bi balaa ñuy dem seetaan yi Modou Galsen fan nga nekk nii maa ngi en live da nga woote woon sànq ci live bi de ok yaa ngi en live gisuma ko woon wax nga dëgg waaw man bon li ma bëggoon wax mooy pour situation Assane man benn instant man dama bëgg nit ñi ñu dalal seen xel xam nga dalal seen xel mooy Assane tooñul bon Assane dañ ko fekk këram attaqué ko xam nga ay nervi ñoo ko fekk te ñoom ils sont visibles ci vidéo yi gis nañ leen et puis dafa nekk nit ñoo xam ne nit ñu ñëpp xam lañu waaw muy Mamor Mbaye moom ñëpp xam nañ ko Lamfal FM la nekk donc dafa def quelque chose bi nga xam ne c'est dangereux parce que Assane mënul am problème ak gouvernement bi jële ko États-Unis indi ko mu am problème ñeneen moom Mamor Mbaye conquilé ak ñi mu àndal ñu ñëw ne dañuy attaqué kër Assane donc ñoom dañu def délit moo tax ma ne nit ñi la seen xel daal parce que Assane dañ ko attaqué dugg biir këram fekk sa biir famille am
donc dañ ko tooñ et puis ñoom li ñuy fen dañu fen ci vidéo bi ndax ñu ne dañ yàq Assane mu daw dañuy fen waa kër Assane ak waa koñ ba ñoo leen dàq ñoom ñu daw c'est le contraire ñu dem ca côté ñu dem ca côté stade ba toog vidéo bi ci côté stade ba lañ ko doon defee man am naa ci ay renseignements yu wóor gis nga et puis pour la sécurité de Assane police su Guédiawaye dafa jël benn oto mu def ko à la disposition de la famille ñu bàyyi ko ci buntu kër ga jusqu'au petit matin ok pour la sécurité de Assane et sa famille wax na ma ko sànq waaw waaw donc nit ñi tamit nañu bàyyi tamit jaxase bi ñuy jaxase parce que jël benn wax jël ko taawi ko sosal nit ki xam nga aggraver la situation loolu moo indi lii parce que bu fekkee dañu jël ne dafa saaga sëñ Bass ñun ñëpp ay murid lañu saagawul sëñ Bass la demandé une question bi nga xam ne naa tey kenn xalaatu ko woon demandé mu demandé ko donc bu fekkee dañuy wax bu ñu sos bu ñu jël affaire yi di ko jël di ko indi et puis ay vidéo yi ñuy indi naan sëñ Cheikh Sidi Matar dafa wax je te jure vidéo Sidi Matar waxuñu vidéo sëñ boobu Cheikh Sidi Matar rakkam bi topp ci moom dafa décédé démb Touba dañu nekk en deuil donc tal yooyu nit ñi nañu bàyyi jaxase bi nañu bàyyi jaxase àdduna bi nañu bàyyi jaxase tarixa yi nañu bàyyi jaxase nit ñi ak wutum xaalis bi sur le dos de Assane Diouf parce que ñooñu ba ñuy ñëw dañoo indi seeni caméra ak seeni équipe de tournage dama bàyyi ba ñuy ñëw kër Assane Diouf ñoo seen équipe de tournage a ñëw pour tourner événement bi dal di ko séddale dans la presse fen Mamor boobu li mu def Mamor li mu def xamu ko li mu def dafa rëy parce que yow moom animateur la Lamp Fall FM moom bu fekkee am na les moyens de caméra et tout moom bu fekkee sëñ Bass moom wax ci moom sëñ Bass sant ko lii te képp ko jege sëñ Bass sant ko lii xanaa kay dafa am waaneen gu mu def wala bëgg buzz moo ko si dugal wala bëgg tur ci kaw mbàkke loolu rek la waaw mais li mu def xamu ko moom kay instant bii dig bu fekkee dafay jàpp moom Maam Mor ak ñi mu àndaloon ci vidéo ñooñu lañu war a jàpp parce que dañu fekk famille jàmbur ñu attaqué ko li ñu mën a wax daal man li ma profito ci yow comme xaritu sœur Assane nga ñu masawu famille bi yëpp di leen encourager di nekk di leen encourager ci moment bu dur bi ñuy vivre di wax aussi que l'état a réagi correctement parce que nit ki aussi booy xeex ak moom bu defee lu jaar yoon da nga koy wax man noonu lay xeexee man toujours damay bëgg honnête parce que sama bàmmeel lay calculer état bi bàyyi nañ fa ay policiers ñu toog garder famille bi garder Assane vraiment sécurité am assuré nañ ko éventuellement on espère vraiment que même liñ ko extraire nii de sa famille on espère que c'est pour sa sécurité et on a dit depuis le départ on a dit que Assane est en bonne santé Assane c'est pas quelqu'un qui give up maanaam kuy baisser les bras wala ku mën a xaw donc Assane na mu jógee këram buy dellu na dellu ci condition yooyu nañ ko delloo ay famille am ci condition yooyu bien sûr donc ñu yéen tamit léegi laa waxtaan ak sëram bi léegi bon ñu daw seen xel et puis te Assane dawul ay fen la ñooñu ñëw def sensationnel ñoo créé histoire boobu moom moom am na chance sax ndax dégg na Assane loxo moom daa daw moom bu dawul woon kon jaasi bi kon nëgë ni ay baaraam desewu ko wala desewul loxo pour vous dire que moytu leen li leen di presse bi di wax moytu leen liñ leen di wax c'est pas vrai xoolal dañoo daw dañ ñëw di attaqué si ñu waa koñ ba dàq leen ñu daw waa koñu Assane ñu leen dàq ñu daw parce que attaque boobu c'était pas normal doo ñëw rek di attaqué ay nit comme ça seen kër dañ leen dàq ñu daw ñu ne Assane dafa non Assane dawul Assane du koy daw Assane du koy daw moom du koy daw Malika sax loolu la ma wax démb Malika ne ma xam nga pour vous dire que rek loolu ay fen la non on remercie la sécurité parce que état bi son premier devoir le premier devoir de l'état c'est la sécurité
ils ont réussi ça. D'habitude, nous, on a l'habitude que l'État que ça ne se passe pas correctement. Donc, une fois que vous avez fait le bar, dañuy wax ni lu baax lañu def. D'accord? Bien sûr, def nañ seen sécurité. Voilà, vraiment. Comme Guédiawaye, def nañ li leen war parce que biñu déggé très bien, bravo à vous et merci beaucoup. Dafa yëngatu woon. Merci. Donc, te waa quartier bi aussi, respect à vous parce que dañ leen jéem a wone dans la presse que yéen ñëpp ngeen toog seetaan Assane Diouf alors que loolu aussi du dëgg. Donc respect à quartier Aïnoumane 3 yéen ñëpp ñu ngi leen di defal standing ovation parce que def ngeen li nga xam ni man xam na quartier boobu Hélène moom ngeen waroon a def mooy taxaw ngeen interposé wu juddoo fa laa màggee quartier Aïnoumane fa laa jàngee ñooñu ay nit yu am fit lañu ñooñu duñu daw ñooñu dañu solidaire bi ñu ñëwee dugg ñooñu parce que ñooñu ñëpp dëkkuñu ca koñ ba néeg bi yooyu dëkkuñu fa. ils sont tellement bêtes bon ne merci état yaa ngi rafetlu li état bi respecter son devoir ñoom ñu ne ah foofu nga mujjee mais vous êtes tellement bête mais nag analphabétisme li yëpp dans analphabétisme y a bête. État bi devoiram la def gis nga lii mu woolu Assane nii. loolu mooy devoiram dañu ko siy soññ looloo tax Assane di saaga looloo tax ñu toog fii moo tax ma toog fii 4 heures fi mu ne nii. parce que dañu leen di soññ parce que loolu dañ koy faral a fàtte dañ koy faral a négliger looloo tax ñu toog fii. non état bi lu ko war lay def lu ko war la def parce que woo bi ñu woolu Assane nii tamit dafa war parce que bu fekkee incident dafa am. ñu jël auto police teg ko sa buntu kër pour sa sécurité le lendemain ñu jël la woolu la loolu dafa war a mën a nekk. mais war nañu arrêté ki nga xam ne dem na fa ak arme ak gànnaay jéem ko rey ba noppi wax ni que da koy rey fu mu ko jot da koy rey ak yooyu di inciter au meurtre ñëpp ñi inciter au meurtre ci groupe boobu mais état bi waru leen bàyyi ci biti waru ñu fanaal ci biti. non loolu mënul nekk parce que ñoom dañu wax verbalement def ko ci vidéo menace de mort lañ def. Menace de mort lañ def. Menace de mort, il faut les appréhender parce que menace aussi. de mort lañ def. Te Macky Sall a plus de maturité. Président de la République, da nga wara nek un père de famille. Ce dossier mënon nga ko régler avant te Assane du soxla génn États-Unis. Et c'est pas trop tard pour rectifier le tir. Il faut gérer en chef de famille. Arrêtez de gérer, de diviser les Sénégalais. Ça vous nuira un jour parce que vous ne serez pas exempt des conséquences. Yow wala sa famille wala say ñeneen say suk dinañu di ngeen conséquences yi di ngeen ko subir bàyyi leen diviser Sénégal. gis nga Mame Mor moomu jël volonté ne moom moo jiite nervi yi. def na erreur monumentale boo xam ne. dafa war a tëdd day tëdd moom en prison ci yoon. même bu Assane génnoon xam nga Assane am na problème ak ñeneen fi mu ne lu ko daloon de moom la ñuy wax mais c'est il est con boo ko xoolee xam ne c'est un idiot. il est con. non li mu def deful mais yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar yal na yàlla dool si réew mi jàmm li ñu bëgg yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm incha allahu rabbi. merci Macky Sall moom liñ dañoo sóor ci moom doyal ci moom parce que dëkk boo xam ne toogul taxawul kenn bëgg ko. dëgg la dañoo doyale ci moom waaw dëkk bi metti na Sénégal dëgg dem nañ ba amatu ko. dëgg la xam nga Sénégal dem nañ ba nga xam ne nit ñi sonn nañu. lu waral immigration bi boo seetee sénégalais doomu Sénégal yëpp génn nañ dem immigration lu ko waral parce que dëkk bi dafa metti ça fait des années. ça ne date pas d'aujourd'hui nag mais loolu moo war a jeex. li Afrique li ñuy dundee dafa metti li xew li bi barki demoo Njaay mi ngi nit ñi dafa metti. merci sister ay nit yoo xam ne ñi ngi dem xam nga l'autre jour maa ngi bëgg a dugg sa live. waaw mais thème boobu dinañ ci dellu si waat ci thème immigration bi. waaw mais ma woo kii Malika Mambamba après ñu tëj kii bi waxtaanu tey bi. sister yow sëwu Assane nga donc ñu ngi lay encourager aussi reste en contact avec la famille essaie de leur apporter le soutien. merci beaucoup. ok merci. ok sister. Kepson xaru moom du fi amee Kepson lu tax nga bëgg a xaru non c'est les aléas du combat quand on se sacrifie pour sa nation yu mel noonu il faut que mu am ma dugal Mambamba dugal Malika après ñu tase ci live Modou Galsen Mambamba woo naa la jotuma la xaaral ma essayer nag léegi woo Malika. waaye asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mambamba na nga def.
waaye camarade. waaw na maa yaa ngi ci jàmm. ah ñoo ngi nii rek sant bu waaye ñu ngi sant bu baax sant bu Assane daf ñoo ñaan ñu gëm yàlla te ñu dëggal donc loolu il faut que ñun loolu la ñuy jéem a def quoi. dëgg la waa xam nga nit ki. soo indi ko ci réew. waaw da nga koy protéger nag après. dëgg la. ndax jële bañ ko jële États-Unis indi Sénégal. buñu ko ci yoon. adduna bi dafa am benn convention bu ñu signé woon à Genève. maa ngi la koy wax keroog dans les années 1954 ñu ni la sa dund sa vie su nekkee dafa nekk en danger. yoon may na la ngawee sa dëkk dem dugg beneen làqatu fa bi nga mel ni nga nekk ci benn néeg jaan fekk la fa di la mat mën nga daw dem dugg feneen làqatu fa ci beneen néeg ñu fat la fa. effectivement. Occidentaux yi ñu ngi ko voté à Genève après la deuxième guerre mondiale ba leen Hitler sonal di leen rey. dëgg la. kon nag ba viom nekkee en danger mu États-Unis di xeex ak l'état Sénégal. ñu ni terroriste la menace am ay waruñu ko mën a jël delloo ko Sénégal. mais xam nga affaire yi comme que baatu terroriste dafa nekk zéro. foofu duñ la ko baal. ñu ni nañ ko delloo mu dem dëkkam kon toog fa mais nag ñoom am na accord yu ñu def ak l'état sénégalais pour ñu bañ ko jàpp dugal ko prison wala ñu def ko ñu bàyyi ko mu free. waaw ku fa mës a toog ni ka la gën rek ñu tëj la kaso. mais toog na fa continuer di leen wax li mu leen di wax ñemewuñ ko jàpp defuñu ko dara. kon nag tey suñ ko attaqué. dig ñëw këram jël si ko yóbbuwuñ ko pour tëj ko kaso. mais dañ koy yóbbu pour protéger ko ndax accord États-Unis defoon ak Sénégal. ñoom dañuy sàmm loolu. dañ koy protéger ba mbir mi dal ñu indiwaat ko këram duñ ko def dara mënaluñ ko tus. mais nag il faut que bu ñëwee. mu comprendre exactement réellement xeex bi la parce que révolution boo ko créé maçon woo ko nit ñëpp fekk si la da nga xam ne nag léegi ñi la ci fekk si ànd ak yow. xeet yëpp a ngi ci race yëpp a ngi ci. façon nit bu ne olof a ngi ci. dëgg la lawbe a ngi ci. pël a ngi ci. géer a ngi ci. nga xam ni ay murit a ngi ci. tijaan a ngi ci ay xaadra ngi ci. donc léegi fokk nga cadré révolution bi wax ji kaddu ji. ah Bamba nag nit fu waa Bamba yow soxla woon naa la ci perspective boobu mais temps yëpp gisuma la fenn. comprendre maa ngi ci panel yi de maa ngi ci panel yi chaque jour di waxtaan ak gars yi. man nag dama la gëj a dégg parce que loolu il faut ñu liggéey ci effectivement. dafa am solo. ndax ngëm dafa fort ci nit. mooy foi loolu lañ naan. la foi. foog ma dafa laal dama. muy catholique bi di julli bi ku mu mënti doon. xam nga nit ki. su wàccee kon comme la nit ñi di wax yu bari na ni yoon dañ koy wax dëgg. attends man waruma la juger yow. waruma la àtte mënuma laa teg ci yoon man duma police duma gendarmerie duma justice. nit ki mënoo teg sa moroomu nit sa moroomu citoyen ci yoon. yoon moo ko mën a teg yoon muy la justice. la justice et justice bi am Sénégal ba may tey. kilifa diine ak ñeneen ñi nga xam ne ay soi-disant kilifa diine la ak ku mu mënti doon di def lu ko neex. ñun dañuy war a xeex dindi injustice boobu mu dem Sénégal. dindi corruption bi. soppi la si changé ko indi Sénégal be Sénégal am na ay leader politique ñeneen ñu ne Sénégal ñoo xam ne ils sont prêts pour def ko. mais pas Macky Sall. Macky Sall est en complot avec les impérialistes franc-maçon yi ngeen bu ko jox ko xaalis bu bari bëgg a dawal plan ordre mondial biir Sénégal mu jël ko di wër di ko tasaare ci kër kilifa diine yi. gars yi génn leen groupe WhatsApp yi génn leen ñoom ñëpp. génn leen forum yi du ñu nekk live nee nañ leen live Mambamba il faut ngeen ñëw déglu Mambamba. Le live est le premier instrument de combat de cette révolution live yi muy sama boss bu Assane bu Modou Galsen Bamba bés bu def live noonu la génn leen groupe yi waxtaan bi neex na ci groupe WhatsApp yi mais ñëw leen waxtaan ko fii dans le trade
ngeen wone mobilisation bi génn leen groupe WhatsApp yi génn leen groupe Messenger yi please. Thank you Maguette, thank you everybody. Mambamba continue déglu leen Mambamba. jënd leen diviser pour régner. moom la occidentaux yi indi Sénégal ndax xam nañ ni gars yi waaj révolution dina am dinañ jóg lu mu jar dinañ ko jox fu Macky Sall fekk fu mu nekk laqatu dinañ ko fekk ñu xati ko gatam Macky Sall nga ko de. Tanor Dieng xam na ne dina ramse xaalis bi. léegi de chemin de fer pour teg na ni di génnewaat suñu moni teg ko dina remboursé xaalis bi de Moustapha Niass xaw ma ndax yaa ngi may dégg xam nga ni di nga remboursé yow. Inch'Allah di ngeen remboursé yéen ñëpp dinañ toj seen gat yéen ñëpp ngeen remboursé xaalis. Inch'Allah indi ñu diviser pour mieux régner bëgg a tas Sénégal jox Farba Ngom imbécile xaalis mu jël Penda Ba teg ko mu saaga ndey wala fii ñu yegg ko avion yóbbu ko tëjuñu ko kaso. ci ñu daan bañ wunte la gën ci kaso. Penda Ba ñu saaga ñun ñëpp ñu bàyyi ko mu dem. diviser pour mieux régner média bi di jaxas nit ñi. ñu jël ay taar jox ko Macky Sall pour mu jënd dugg kër kilifa diina yépp jënd leen. dëgg la. ku nekk taxaw di wax lu la neex mais ñun suñu position. xam nañ fi ñu nekkee benn kilifa diina du taxaw naan ñu voté leen diw ñu di ko voté Sénégal yooyu jeex na fa nit ñu conscient nañu. nit ñu conscient nañu nañu xàmmee nag ñun xam léegi nag kilifa diine yi. seen rôle lan la ci biir société bi. kilifa diine yi duñ ay révolutionnaire duñu ay activiste comme ñun pour taxaw di kaas di wax leen Khalifa Sall bàyyi leen Karim Wade non ay diplomate lañu. dafa am ñoom beneen rôle ñu ci biir société. mais nag suñu kaas ñoo ko moom ku ne xam nga fi ñu ko yóbbu ku ne xam nga fi ñu koy votel. suñu problème du ñoom Macky Sall la. tout à fait. le Satan Macky Sall Iblis Dajjal l'imbécile le Satan Macky Sall saytaane rajim kooku koy suñu problème. dëgg la. problème bi ñu am kooku kii la. moo comploté ak les impérialistes ñun njàmb ko dugal ko ci loge franc-maçon yi sol ko Iblis ba mu fees indi ko pour mu tas Sénégal di dugg kilifa diine yi di jaxase bëgg a yàq Sénégal. bëgg ñu mettre en conflit de guerre. jeunesse bi toog fi ñu toog jóg leen. bu jóg nga xam ne réalité se passe dans le monde. dëgg la Macky Sall salopard la yàq Sénégal bëgg société bi la bëgg daf ñu bëgg a diviser Sénégal avant am di juddu sax Sénégal gépp benn lañ bokk ndey bokk bay nga ànd olof njaag séeréer bambara gaan joolaa bëggante di dund ci société bi ce salopard jógee ci àll bi ñëw trahir le peuple war leen wax ay kàddoom te mu ci dara ñu jël ko fal ko teg ko mu compolo teg leen impérialiste di pied suñu suuf di leen koy te mu toll ci tel dignité nit ñi nangu ko toog gëmm nit ñi nangu ko toog gëmm ubbi leen seen bët yi xam li xew seen ennemi la dana yàq seen valeur 100 milliards lañ ko jox di waaj pour mu tabax benn pyramide satanique biir jam ñaajo loge franc-maçon pour jël góor jigéen ñi dugal leen ci yàq Sénégal am yéegee nag la sëriñ ñi di xam liñ doon wax lan la dëgg la gis nga révolution dafa am yoon dafa am noo koy da koy tax sax da ngay def fondation soo paree nga yëkkati mur bi soo paree nga raax soo paree nga kuule mais doo defar fondation rek ni xaaral ma dem ci kaw def terrasse te yëkkate goo mur bi day wadd sa kaw bopp bi xeex bi baax na lool mais nañu xam xeex bi ni ñuy demee lan la yenn point sensible yi buñ ko laal léegi buñ ko tudd ngëmu jàmbur kenn du ko laal ngëm xol la ne dafa fort dañuy tas après dañuy diviser média yi ñooy jaxase dañuy mer dañuy bàyyi ñun ñëpp lañu soxla ñu ñëw Bamba ñëpp lañu soxla te xeex bi ñun ñëpp ko bokk Bamba tey jilee média yi manipulé ay propos wu Assane jëlee ay vidéo yoo xam ne 2012 la ko sëñ bi defoon la ci waxoon génnee ko ne sëñ bi Assane lay waxal murid yi mer daal di génn defe ne Assane da leen attaqué
manipulation média yàgg nañ ci mais bii ñun dañ ciy taxaw pour leeral ko askan wi Bamba bul j'aimerais que nga wax ci côté boobu j'aimerais que nga wax ci loolu gars yi xam ni Assane attaqué wu leen journaliste fenkat yi ñoo manipulé ce que Assane a certes dit quelque chose qui a heurté mais c'est pas des insultes insulté wul c'est vrai que dafay saaga mais saagawul ko waa Touba loolu il faut que gars yi xam ko aussi média yàgg na ci di manipuler média yàgg na ci di jaxase tey ñun suñu toppoon média bi ñu armes yi dem songu lim commencé di leen bombarder ci ginnaaw Xaddaaf mi doon jàpp Afrique bëggoon a garanti suñu unité tey média ñoo jaxase woon Libi ba ñu bombarder rey ko mais xam nga ngëm camarade dafa fort ci nit dëgg la nit ku ne ak li mu gëm beneen affaire la bul ko tudd bul ko laal bàyyi ko foofu ngëmu nit dafa ne ci xol dëgg la nit ku soo ko tuddalee ngëmam day révolte dëgg la ñun suñu xeex Macky Sall la nañu classé wu xool suñu position xam fi ñuy dem Macky lañ fi war a jëlee anéantir ko détruire ko toj gatam dëgg la moom ak ay tanoor nag problème bi yépp Macky Sall la Macky Sall mooy dugg xaalisu Iblis xaalisu franc-maçon yi seytaane di dugg ci kër yi di ko séddale di ko jox Ablaye Sylla muy dugg di ko séddale loolu réalité la du sax l'argent contribuable lay séddale lobby yi ñoo koy jox xaalis à part xaalisu saytaane deuxième mandat Macky Sall da leen di arrangé or bu ne Sénégal pétrole bu fa ne gaz bu ne zircon bu fa ne ñu tibb ko dem seen yoon du ko ko may buñ ko may na peuple bi jóg na jeunesse bi jóg man damaa xamul jeunesse bi di toog ci panel yi rek di jox sama te jaga Sénégal waroon na mën a jënd envahir mbedd yi créer des marches pacifiques xanaa gis ñu ngi xew Mali gis ñu ngi xew Burkina Faso bu des comparé lu ko jëlee toxare élections yi bu dikkee Macky Sall triqué waat ko sàcc ay élections yi ngeen war a génn wàcc mbedd mi mobilisé wu tàggatam ñun biñ ci toll nekk Sénégal Thiès dem leen laaj ab Diouf ba mu ñëwee Thiès di jaay bandi xeer lañ ko duma dëgg la bu génn dëgg la dëgg la donc nous étions avec Mame Bamba li mu wax am na solo ñun bañ ci tolloo bañ nekk xale ay xeer lañu